jaageen jëf caani bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fës ci xabaar yi bokk na ci njëgu dund gi mi ngi yokku te wa taxaw bari ki démb boutique yi ca nekkoon ak borom taabal yi waaye léegi yegg na ci ñu paie grande surface mooy ñi fi nekkoon samp ci réew mi doon woote ay njëg yu wàññeeku léegi yokk na njëg yi askan ni tonk tumuranke ñàkk pëj bu nu ngoy moo ko sooke dañu ci ànd ak gëstu bu xóot ak Mamadou Sy ci biir xabaar yi fekk na lu néew capitalu Sénégal Ndakaaru Njaay ñeenti téeméer junniy oto yu nu xam ñu ngi fii jaabaa jonge moo tax dem bi dikk bi xat na embouteillage yi tàncaloo gi kenn mënta dem muy xañum koom ñu bari ci askan wi ay kàddu sax jot naa jib daañu ci ànd ak gëstu xadd jandaat Juuf ci biir xabaar yi tam dana ca bokk Sénégal mi ngi wàcc jonganteem retour lay doon ndax ale ca Égypte lay war a amee digganteem ak sunu gaynde yi barrage mondial 2022 bii moo ko sooy Qatar moo ko dalloom Sénégal nu jàpp ni kon fii ci stade bu bees bi nekk Diamniadio fa la ñu war a fekki maanaam mbooloo mu sakkan faaw ñu ñëw ñenn ci doomu askanu Sénégal seen kàddu jot naa jib daañu ci ànd ak gëstu Mariam Ndiaye ci biir xabaar yi daañu ko jeexalee ak article de la semaine tey jii daañu ànd ak quotidien l'info dañoo xëy becc lu am solo gëstu bu xóot jëm ci soldaaru Sénégal yi nga xam dañ leen jàppoon bàyyi nañ leen ak nañ ca liggéey Mamadou Dieng danañ ci ñëw ci faram-fàcce bi xóot lii moo gën a fes nis ki ñuy sobu ci sant leen gërëm leen cànd beek ñun ITV faram fàcce xabaar marax yi ñu koy tàmbalee ci nekkinu askanu Sénégal dund gi tar na teeng na du samay kaddu askanu seen kaddu jib na jëm ci wàllu guddi mel ne ñu bu njëkk ay boutique ñoo fi nekkoon ñu jàpp ne dañ doon jaay lu leen neex mu am ñu fi ñëw wooye seen bopp ay grande surface état daggal leen lu yaatu ngir ñu mën a sampum ngir mën a sempi sikk si nga xam moo sëkkatal njënd ak njaay ci biir Sénégal waaye léegi yokkute am na ci bépp barab Sénégal yi jot na nag nguur ci boppam def kem kàttan ba samp ay corps de contrôle bu ñu fi amee seen liggéey dañ ko def la ñuy wax ndax yokkute gi mi ngi bëgg a jéggi day ba gëstu Mouhamadou Sy reportage. Abdoulaye Ba mu ngi ni ko yàkkamti ngir mu mën a wutali bërëbu liggéey kaayam moom nag gannaaw mu déggi yokkute njëg gi ci yenn ci grande surface yi mu jàpp ni lu diggee woon du loolu la ñu jëfee. dafa naajul maanaam dafa contradictoire sax ak ñoom lu ñu wax maanaam yow yaa gën a war a mun a gën a moins cher le que maanaam ñu fi nekk su ñu bi instant bi yow nga yokk sa loxo ah c'est parce que maanaam muy woon sa bopp bu yàgg ah lan moo la motivé nga yokk lu tax nga yokk. Mass Diop moom jënd na ay produits am ba noppi moom nag dafa am chance ndaxte produit yi mu jënd yokkuñu njëg yi moom nag mu ngi sakku ci ñiy jiite grande distribution yi ñu xoolaat bu baax yokkute yeneen njëg yi. gisuma changement prix bi parce que d'habitude même prix bu mu dem jëndee rek moom laa jëndee te waaw peut-être si yeneen produit yi donc bu nee prix bi moom day changer moom loolu moom day xaw a doy waar. bu nekkee daal ñoom dañ nar a yokk dañ nekk ci tànk yooyu kooku moom mieux vaut nañ ko delloo ci ni mu nekkoon parce que du arranger askan bi parce que jamono moom moo neexatul. ci gis-gis Mohamed Gueye nguur gi dafa war a jël ay responsabilité am ci biir question bu ko jaree sax mu daal di jël ay agent de contrôle ngir ñu càmbar prix yi. ay prix homologué yu ko taf amul suivi. ko war a contrôler mettre s'il le faut sax une agence boo xam ne day dugg ci dëkk bi di dem ci marché yi di dem ci boutique yi di vérifier prix mu mën a am sanction pour mën a soulager population yi mais su dee nii la dafa amul sens. situation bi ci jamono ji métti na ci ñenn ci ay citoyens yokkute njëg yi yenn ci ay supermarché ñenn ci ay consommateurs mënuñu ba léegi supporter yokkute njëg yi moo waral ñuy sàkku ci homme d'affaires sénégalais yi ngir rek ñu mën a itam investir ci grande surface yi ndax ñu mën a moytandiku situation bu ni mel. jaajëf Mouhamadou Sy xabaar yi woy lii mi ngi soxal mbirum nekkinu askan waaye dem beeg dikk bi Ndakaaru capitalu Sénégal lu néew ñeenti téeméeri junniy oto ñu ngi fii daagu lu mel tax na bam tali xat na muy lu jaadu itam ndax lu ëpp ci askanu Sénégal bu ñu xoolee Ndakaaru la mu ca lokk sakkan na lool lu di mel kon tax na
ñëpp bëgg dem bëgg dikkandu ci yenn saay Khadija Ndat Diouf def gëstu bu xóot gis ni fi ñu toll nii embouteillage yi moom tar na te nag meerum Ndakaaru bu yees bii ñu ngi koy xaar ci mu soppi doxin ndax li fi am mbedd yi ndax mi ngi fi waaye ñu bari ñoo fa teg loo xam dëppwul ak yoon kon xàll mbedd yi mënta ñàkk ñukki la fa nekk ni ay ñugu-ñugu ngir muy xaw a féex tuuti yas la reportage. xat-xat lañu nemmeeku ci kaw tali bi kii di takk der bi ci dugg woto yi ngir régler lii di dem beeg dikk bi lii di xat-xat yi ñuy nemmeeku ci kaw tali yi nag askan wi am yaakaar lool ci maire bu bees bi di Barthélémy Dias ngir mu andi ci ay coppite. góorgóorlu la fexe embouteillage bi wàññi ku jóge ci Dakar daal waaw mun a góorgóorlu laal jéem a liggéey parce que bu liggéeyul itam nit ñi ñoom seen i carte la ñuy yor waaw bu mandaam jeexal ñu seet keneen rek policiers yi daal ni ñuy def ni di monter ci rond-point yi baax na. pour mu jàppale parce que circulation Sénégal moom qu'on se dise la vérité neexu la defar parce que Sénégal amul respecté wuñu code de la route lu waay neex def. ngir régler bi la situation nag askan wi jàpp ne faw rek bi le maire andi ay dogal ci occupation anarchique bi am ci voie publique yi. mu dimbale ñu rek ci lu gën a gaaw ñu désencombré tali bi wax dëgg yàlla désencombré yoon yi nit ñi mën a dox jéggi fi sax dafa métti dox rek pour marche rek man damay faral di bëgg a marche rek mais marche sax c'est difficile soit yaa ngi calculer scooter yi wala moto jakarta yi wala nga calculer oto bi yooyu yëpp c'est des trucs yoo xam ne facilitul dara te dafa war a am ay voies piétonnes ay voies yi nga xam ne dañ ko jagle rek pour ñuy dox am ay voies yi nga xam ne cyclable loolu nga xam ne pour ñi nga xam ne dañu war a yor seen vélo rek di daw la ak ay voies yi nga xam ne nag pour oto yi la mais lépp nag fourre-tout la ñiy dox ñiy oto yi borom jaaykat yëpp ci benn voie lañ nekk fu mu nekk nii moo tax mu jafe mais maire bu bees bi nag ñu ngi koy xaar ci mu dimbali ñu ci lool ci lu mu gën a gaaw te dina yomb. 2021 xayma nañ fii ci Sénégal lu toll ci juróom-ñetti téeméeri junniy ndaamaar fii ci Sénégal xayma nañ fi lu tolloog ci juróom-ñetti téeméeri junniy woto ci atum 2021 xat bi nag nekk fii ci Dakar te at bu nekk dina yokk fukk ci téeméer boo jël lii le nag metti lool ci ñii di dawalkat yi nga xam ne li ñuy ñaan rekk moo di maire bu bees bi gaaw andi ay coppite ci wàllum dem beeg dikk bi. soxna Khadija Ndat Diouf jaajëf ñu jël otoom wutali diwaanu Casamance doonte dina xaw a yeex fekki fa ambassadeur bu Sénégal wala ambassadeur bu bann Israël Sénégal moom ak nekkam ci Sénégal day ko ñëw yàggul naam waaye génnam def na ko ci daanu Ziguinchor mu dem fekki askan na fa yeewoo defal leen ab liggéey bu am solo ci wàllum koom jàpp ca waaye itam ab jàngukaay bu am solo boo xam ña ngi ko def ca gox ba nga xam ña ngi koy wooyee kañut loolu lépp day tax ba askan waññe fa nekk di ay soxna itam mu jàppale leen ci wàllum koom-koom ba seen nekkin gën a mën a ñoŋ mu ne lii ak lëkkaloo la goo xam lu mënta ñàkk la ndax dañu war a def ci wàllum partenariat jëm ci wàllum développement ñu xuus si gi ci fàttali suñu correspondant Assane Ba. ambassadeur Israël bi nga xamante ne moo nekk fii ci Sénégal bëgg na rek indi expertise dëkkam bi nga xamante ne am na ko ci wàllu mbéy ngir village bi nga xamante ne moo di kañut jigéen yi nga xamante ne ñu nekk ci village bi nag am nañ ay blocs maraîchers yu bëri te bëgg nañ profité rek ci jàppale seen gan gi ngir ñu mën a moderniser seen activités yi conseiller économique social ak environnemental bi nga xamante ne ci village bi la cosaanoo mu ngi rafetlu ngan gi te yaakaar ne rek dina am ay résultats yu concret yi nga xamante ne dinañ soppi dundunu jigéen yile. donc excellence Ben mi nga xamante ne mooy ambassadeur Israël Sénégal ñun population Kañut département Oussouye amuñu lu dul ne ko jërëjëf parce que lu mu def nii mënoon na agsi Sénégal mu traîner ci jox ñu salle informatique bi. ginnaaw bloc maraîcher yi son excellence Ben Bourgel inauguré na benn salle informatique ci biir seem bu Kañut bi nga xamante ne ambassade Israël moo ko équipé mu nekk jumtukaay bi nga xamante ne dina soppi lu bëri ci li nga xamante ne noonu la xale yi doon jàngee bu ñu sukkandikoo ci principal CM bi. mooy xam ngeen ni outil informatique ñëpp a ko war a mën parce que outil bi nga xam ne léegi pour joxalante bi ah l'outil là est indispensable donc xale yi comme xale yi nekk si dëkku taax yi ñoom tam fii nekk fii Kañut ñi li ñu la am ñoom tam am nañ ko li ñu mën ñoom tam dinañ ko mën waaw
donc amuñu dara li ñuy ñeexee ñi nekk en ville. comme ñi nga xamante ne ñoo ko jiitu woon Ben Brussels bëgg na rek wóyal liggéey bi ngir matérialiser coopération diggante ñaari réew yi rawatina ci gox yi nga xamante ne ñoo gën a néew doole. Et c'est vraiment avec mbégte mu rëy laa am bi ma amee chance inauguré salle informatique bu yànj bi ci CM bu Kanyut dañ koy jàppee ne comme opportunité bu rëy ngir yaatal coopération diggante Sénégal ak Israël bi ci biir région yi. action bii nag dafa nekk rek li nga xamante ne day ubbil ay buntu askanu Israël ak askanu Sénégal ngir ñu mën a ànd. peuple du Sénégal. ambassadeur bi nag dafa jeexalee tournéem rek ci ngan gi nga xamante ne amal na ko ci roi bu Kanyut fi nga xamante ne def nañ ko fa ab citoyen d'honneur. ñu xàttar bi ko ca daanu Ziguinchor ca bët Saalumu réew mi wutali ca bët njàmburu réewum Sénégal fekki fa Assane Ba foofee jàppale ni am na fa benn mouvement boo xam te ne bi suqali Fuuta ak Matam moo ko tax a jóg waaye nag dañoo woote waxtaan gu yàgg ci seen biir ngir bëgg a xool nu su war a mën a def ba lëkkaloo ak ñu nu fal yëpp ay maire ak ay conseils départementaux ca gox bam ngir ñu mën def kem kàttan ba mën a béccam koom jëmee ko ci askan bi ñu xuus ànd fa ak suñu correspondant. mouvement président Yéju Fuuta département de Kanel la tànn ngir def benn ndaje bu mag ci dëkk bu tudd Hamadi Hunaare ñoom mouvement bi dañu bëgg rappelé wu élu yu bees yi défi bi leen di xaar ndaxte duñu bàyyi benn yoon maire yu bees yi di def naka sudul noonu. mais nag dama bëggoon seetal lii nga xam ni ñu ngi ko daan wax Fuuta amatul kenn ku koy taxawal wala waa Fuuta bu ñu leen joxee dara rek fàtte nañ lu leen metti woon tey la ñu gën a taxaw di xeexal waa Fuuta bu ko jaree chaque semaine ma ñëw fii xeexal waa Fuuta su ko jaree un mois bu ma ñëw xeexal waa Fuuta waaye fi ma tegoon sama tànk ba tey tànk Fuuta jotul li ñu bëgg. pour mouvement bi jigéen ñi war na dugg ci politique ngir ñu mën a am baat. nañu xam ni jigéen ñaa ngi fi te góor baax na jigéen baax li góor di bañ loolu la jigéen di bañ ñaari loxoy takk tubéy mais mooy takk sër. ñu ngi woo kii di président Macky Sall ngir mu accélérer projet yoo xamante ne yu mu jotoon teg ci région bu Matam. Sénégal lañu bokk liggéeyal nañu Macky Sall loo xam ne waruñoo fàtte liggéeyal nañu gouvernement Sénégal loo xam ne war fàtte waa Fuuta booy ñëw Fuuta nga ni sama titre foncier la nangu woon nañ loolu de bañuñu ko mais nag adduna bi dafa devenir donnant c'est dans les deux sens que ça marche boo ñu dimbalee ñu dimbali la boo ñu dimbaliwul toog mais xam nañu ñun lu ñuy def. ci élection yu amoon 23 janvier bi passé ñetti membre mouvement président Yéju Fuuta jot nañ nekk adjoint au maire ci commune Oudalay Louguéré Thiolly ak Bokiladji loolay firndeel ni kani seen xeex mu ngi indi ay jéego ci région boo xamante ne doléance yi bari nañu lool. jaajëf Amadou Oumar Diallo ca Matam du ñàkk sax Matam yëg nañu grève bi nga xam na soxal njàngum Sénégal jamono ji tembe ci Ndakaaru waxtaan mi ngi am ci capital bi fexe ba war a lijjanti lëcc wi dox diggante nguur ak syndicat wu jàngalekat ba tax ñu lànk bañ a dem ci l'école bi xale yi sax doon génn ak manifester ngir bëgg a jàng waxtaan mi ngi am ginnaaw ay fan bi ñu ko ubbee léegi Boubacar Dieng moo ñu fa nekkal sëñ bi Dieng maa ngi lay nuyu ana fu ngeen toll boobaak léegi ci waxtaan yi. Boubacar Dieng ma nga ñuy toppal waxtaan wi dox diggante syndicat jàngalekat yi ak nguur gi ngir war a xool nu su mën a amee déggoo ngir mën a dellu ci l'école bi jàngal xale yi ndax gerew beeg bankum loxo yi yàgg na waxtaan baa ngay wéy ñu war a xool lu nu war a tënk jamono ji ndax am na lu état bi teg ci loxol jàngalekat yi ba mu jaral leen ñu dellu ci l'école bi jàngale ji wala dañuy continuer na woon fa woon xeex bi di gën a teng Boubacar maa ngi lay nuyu fu ngeen toll. daañu ñëwaat léegi incha allah ci ak Boubacar Dieng laata loolu ñu def si wàcc mbirum tàggat yaram ak li nga xam moo di stade bu Sénégal bi nga xam ñu ngi koy waaj a inauguré incha allah jàpp leen ko ñaar fukki fan ak ñaar lay doon ci weer wii di février ñu ngi koy waaj baax a baax ministre bi wàllu sport Matar Ba ni mobilisation yu mag mënta ñàkk ndax lii dafa doon gàncax boo xam daal lu ñu war a becc la ndax mbégte lay doon ci képp ku bëgg mbirum sport Matar Ba ñu teewlu kàddoom ak Moussa Fall. 14h rek dañuy commencer animation yi dinañu andi suñu culture won ko gan yi parce que président de la république dafay ànd ci liggéey boobu ak bés boobu ak ay naataangoom muy président Erdogan bu Turquie war cee ànd ak George Weah di président bu Libéria. waaw war ci ànd aussi ak ki nga xamante mooy président bu Allemagne war ci ànd ak Paul Kagame président bu Rwanda war ci ànd ak président Barrow bu Gambie
war ci àndi président bi nga xam ne mooy président Guinée-Bissau mais bu ñu ñëwee ki jiite football bi ci àdduna bi muy Infantino di président FIFA dina fi nekk président CAF it Motsepe bi nga xamante ne Augustin Senghor di doomu Sénégal moo topp ci kawam moom tamit dina fi nekk waaye bu loolu wéyee ak ñi ñuy àndal dañuy noter ne ci wàllu sport bi ñu war a def dina am match boo xam pour bégale la muy ñi nga xamante seen tur gën naa màgg ci Afrique dinañu ñëw daje ak ñoom El Hadj Diouf ak ñoom Boubacar Sarr Locotte ñi anciens yi nga xamante ne ñoo yoroon footballu Sénégal def fi taarix ñooñu dinañu daje ci match boo xamante ne xam naa ne du yàgg ci ñaar fukki minutes lay toll rek parce que ñoom jongantewul pour gagner mais dañuy bëggal nit ñi loolu aussi war nañu ko xamal nit ñi ñuy wax rek nag bés boobu ñiy dem jóge Ndakaaru di dem ca Diamniadio ku ci am carte boo duggee stade di nga amit ticket TER boo xam ne doo ko jënd waaye di nga mën a jël TER bi dem ba Diamniadio boo yeggee ba gaal Diamniadio nag dina am bisu Dakar Dem Dikk yu ñu fa positionné yuy jël nit ñi yóbbu leen foofu nga xamante ne mooy stade du Sénégal bu fukki waxtu ak benn jotee jëm fukki waxtu ak ñaar muy midi dinañu ubbi buntu yi nag bu ñu ko ubbee ñu ngi ñaan ñëpp teel a dem jël place yi surtout le monde sportif ni ko président Macky Sall defee woon bi nga xamante ne coupe baa ngi ñëw ñëpp lañ ciy woo parti politique parce que yëf yi nekkul mbiri politique mbiru Sénégal. kaddu ministre Matar Ba di fàttali sax ni dina am jogante solo boo xam mooy doon jogante retour lañ koy wooyee barrage 2022 jëm ci mondial bi dañ ci ànd ak Ndeye Marieme Ndiaye léegi waaye balay boobu ñu ànd ak Boubacar Dieng ci waxtaan wi am diggante syndicaliste yi ak gouvernement ji wàllum njàng mi nu su war def ba seppi si ko sëkkatal ay fan boobu ak léegi Boubacar nuyu naa la ana fu ngeen toll jamono ji lu su mën a jàpp ci waxtaan yi. waaw fi mu toll nag mën nañoo jàpp ni waxtaan wi jeex na diggante syndicat yi ak ñi nga xam ne ñoo di nguur gi te fi mu toll nii nag xam nga fan yële passé si waxtaan yi ñu amoon gouvernement de proposé woon 69 milliards mu di juróom-benn fukki milliards ak juróom-ñeent tey jii nag yokk na si ñaar fukki milliards ak benn mu toll ko fi mu toll nii juróom-ñeent fukki milliards si suñu xaalis donc loolu nag donte jox nañ ko fi mu toll nii nag jàngalekat yi d'accord guñ si parce que am na ñaari poñ yoo xam ne ñoom ñeneen ñi ànduñu si te ñaari poñ yooyu xam naa nañ si dellu si léegi parce que dañuy def benn interview léegi ak nga xam ne nag moo di Saourou Sène bokk ci syndicat yi wante daal li ñu mën a jàpp mooy déggoo amagul ci diggante jàngalekat yi ak nguuru Sénégal te ñoom nee nañu alxames ji ñu jëm nag dinañ ñëw waxtaan ngir xool daan lan nañuy mujjee ak li nga xam ne nag moo di problème bi am si wàllum njàng mi ngir jeexal li nga xam ne nag moo di grève enseignant yi. Boubacar Dieng jaajëf kon ñu bàyyi la nga daal di toppatoo interview yi incha allah ak Saourou Sène ak représentant wu nguur gi doon waxtaan ak ñoom mi ngi ko noonu nguur gi kon am na lu mu proposé na ko ci taabal di toll na daanaka juróom-ñeent fukk ak nangam ci ay milliards francs CFA bokk na ci ñu dabaatal ndàmpaay yeeg yokkute ci mbirum salaire lu mënta ñàkk la ñuy jàngalekat yi wax waaye jàngalekat yi tamit ñoom itam kon demaat à la base la ñuy def dem ci syndicat yi waxtaan ak seen i militants lu ñu leen diggal def ko bu fekkee dañuy jàpp li nguur gi joxe ñu jàpp ca ngir bàyyi xeex bi waaw bu fekkee xeex bi day wéy base bi moo koy décider dañu toppat incha allah wàllu googu ca na mu gën a yattoo del siwaat ci mbirum tàggat yaram bi nga xam maa ngi koy wax sàng mu soxal mbirum Sénégal bi war a dalal Égypte fàttaliwaat ne day doon jongante retour lay doon ci barrage éliminatoire mondial 2022 stade bi ñu war a dal moo ko war a dal boobu jongante ba am solo kon mobilisation lu mënta ñàkk la ñu bari ne waaw foofee moom def kenn kattan la ñuy def aw say dal ci kaw Mouhamed Salah ña mu àndal ñu ànd ci ak gëstu Marieme Ndiaye. Liberté 5 si ngoon si bari na oto yi fiy jaar ngir moytu embouteillage yi waa koñ bi nag ñoo ngi ci feetu coupe bi ba léegi foo sànni say gët vert jaune rouge ngay gis. Égypte nag mi ngi waajal bu baax revanche am ci match barrage yi ak Sénégal bi mu war a dajeel fële ci dëkkam loolu nag yëngalul Séga Gueye ndax nee na Sénégal dina gagné match aller ak retour. comme d'habitude rek comme ñu def foofu moom la ñuy moom la ñuy defaat rek Égypte ñëw fii ñu dóor ko fee dóor ko fii wan ko ñu ñëw ko mun te incha allah bu neexee yàlla dina def loolu. dóor bu metti laa koy dóor bi yoon du ma dem ak moom série sax damay dem dinaa supporter waaw. dinaa supporter waaw vert jaune rouge bu garaaw laay def bi yoon. Ousmane Noreyni joueur la ci équipe bu koñam bi di yëgu yàkkamti na match retour bi fii ci stade bu bees bi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars. Égypte ñoom nañ dañuy fees seen stade ñun bu ñu ñëwee nañu fekk lu ñu mësul gis seen àddina ñun dèjà dañuy xaar inauguration bi feesal stade bu mu fees dell kay
égyptiens bu ñëwee fi dañ fi gis bu gis seen àdduna incha allah pare nañ ci lépp ñun équipe nationale bi lañ am. lu ni mel la tey bu na ma ko wax nee na Sénégal yi dinañu gën a bëri fii ci stade bu Diamniadio dinañu woon équipe bu Égypte lu mu mësta gis waaye nag football am po rek la ci ay kàddoom. bien sûr ñu ngi defaral ñun tamit kay c'est comme à la guerre ñun tam dañu bëgg dem Qatar comme ñoom te ñun dañ ci def lépp pour dem du leen bañ dara lu ñu mënti def fële àll bu ñëwee fi retour ñun ñu def leen ko mais nag dans le sport dans le cadre du sport dans le fair play parce que football du guerre du xeex sport rek la. lu toll ni ñaari ay bés weesu na bi Sénégal daje ak Égypte ba gagné kubam bu njëkk ci CAN ñu ngi waajal bu baax match barrage yi soxal coupe du monde 2022 ca Qatar Égypte nag mi ngi xupp équipe bu Sénégal fas yéene yóbbu 50 000 spectateurs waaye loolu tiitalul benn yoon supporters sénégalais yi ñu dajal. yegg nañ ci nataal bi ki leen di xamleel tey kenn la kokkum taxaw naa jëfee gis dafa nekkoon ci gendarmerie bu Sénégal daal di cay tekki ndomba tànkam démissionné la def dem teg yoonu boppam teg ay entreprise am liggéeyal boppam teg na benn liggéeyukaay boo xam ne ci wàllum kaaraangeem waaye itam da caa boole yeneen ak yeneen moom ma nga ca Mbuur kookee mooy kan dañ ci ànd ak Abdourahmane Ly. mu njëkk nekk militaire balaa moo doon gendarme si ginnaaw gi la maanaam Fall jël dogalu génn fonction publique ngir wut yëfu boppam ñaari mbir moo ko gënoon a soxal wàllum kaaraange gi ak xool nu muy ñoŋalee alam gi tey jii mooy directeur des opérations nekk ku ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum tàggat gi ci agence 911 muy ko nga xamante ni dox na ay jéego yu bëri balaa moo yegg si fii mu bokkoon si ñeent fukk ak ñetteeli promotion élèves gendarme yi mësul réeree mbir lu mu bëggoon a def muy ndaw bu gëmoon fu muy jëm defarlu ci maanaam Fall mission wam bokk na ci fexe ba agence yu yëngu ci wàllum kaaraange gi fii ci même réew ñu jox leen bopp bu baax. dugguma si non seulement pour comme entreprendre rek mais aussi amaat loo xam ne maa ngi koy xeex si biir muy la valorisation de la sécurité privée au Sénégal parce que fii Sénégal en général les agents dañuy souffrir ndax da ngay gis dañ lay jël doo am contrat kenn du la verser IPRES kenn du la verser caisse sécurité sociale en plus amoo benn contrat bu lay lié ak entreprise bi moo tax souvent dañuy jànkoonteeg problème boobu loolu moo tax man gën a dugal sama loxo ci wàllu sécurité privée pour mën a xeex ñu bàyyi ñu xel daal. bés bi nga xamante ni maanaam Fall wax na njiital agence 911 ni day bàyyi gendarmerie nationale ñu liggéey ak moom waa ji mënu ko woon gëm tey jii El Hadj Amady Diop ngi xam le mbégte ma ci bu mu ko amee ci wetam. li ma gën a jàpp si maanaam Fall mooy rigueuram bon parce que liggéey bi dafa soxla loolu dafa soxla rigueur. moom lay wax rigueur bi ça n'a rien à voir ak baaxaay bi nga baax loolu ñu foog nga rigoureux fekk yaa ngi rigoureux à côté te liggéey bi dafa ànd ak ñaar yooyu et depuis bu muy kii vraiment c'est un métier qui le demande et macha allah depuis cheminement macha allah ni ngi progressé si loolu. muy ay jikko yu mu jéem a dugal si bopp lu ëpp ñaari téeméer ak fanweeri agent yi nga xamante ni tey jii agence 911 moo leen recruter lu si ëpp si ñoom maanaam ci téeméer juróom-ñetti fukki yi tey jii ñoo ngi ca Ndar doxalin wi nag am na ko firndeel. Saint-Louis ñoo gérer sécurité UGB Université Gaston Berger ak SAED bi ñoo nekk ci direction sociale bi à Ross Béthio et à Podor aussi ak école turque yi nekk foofu Marif ici à Dakar dafa saturé de trop parce que dafa bëri ay entreprises yoo xam dañ concentré wu ici à Dakar mais nord bi aussi dafa doon loo xam ni bëriwu fa ay agents yu fa nekk ak yooyu moo tax c'est un peu kii boo defee demande d'agrément pour ñu woola day kii beneen bi ci des aussi dans le nord am na yeneen perspective yoo xam ne ñu ngi fay am gaz bi mi ngi ñëw aussi yaa tout là-bas donc moo tax ñu gën a envisager focaliser wu ci foofu. beneen sàkkuteefu askan wi nga xamante ni moo dëkkee ci Mbour loolee la ki fi nekkoon chef de parc Garci seetlu si koñ bu mu dëkk la ko seetloo di sànc nga xamante ni askan wa fa dañuy am ay jafe-jafe yu metti balaa ñoo mën a tuur seen mbalit
si noonu la maanaam Fall jëlee dogalu lancé projet bi di 911 nettoiement. tricycle la dañ ko jënd moom mën di ramasser mbalit yi ci kër yi moyennant 1500 francs par maison. mais ma gis chaque jour sareet yi ñooy ñëw di ramasser foofu mbalit yi mais sareet yi bu ñëwee tey suba duñ ñëw dans les normes oto bi daf di war di ñëw di ramasser mais duñ gis oto. ma ne xaaral donc liñ naan la charité bien ordonnée commence par soi-même projet bi may teg na commencé sama koñ léegi ci phase test bi pilote bi ñu ni nañ defagum benn moto xol léegi su réussir ñu gën ko élargir. maanaam Fall fas na yéene yaatal projet bi fépp ci Sénégal ngir yegg si jubluwaay boobu nag mi ngi xam le ni ñaari mbir lay gànnaayoo xuus wëy ak gëm-gëmam doon ci bañ a yàkkamti. Abdourahmane Ly jaajëf foofu la ñuy àndee wutali xool yi bitim réew foofee jàpp leen ni benn ponk dong lay doon mi ngi soxal Union européenne waxtaan yi nga xam doon ko am ak Union africaine njiitum réewum Sénégal président Macky Sall jiite Union africaine ñu waxtaan bu njëkk gu mu jiiteem muy doon juróom-benneel bi ëngam loo ne ab sommet lu mel sax tëj nañ tey la jeex lu ni mel nag bañ ca noppee tëj nañ ko waaye waxtaan ba jot nañoo becc lu sakk koom ndax toll na ci li nu am daal ni ab plan d'investissement muy ay koppar yooyu Europe la dugal ci Afrique ci ay farnu yu wuteem toll na ci 150 milliards ci wàllum euro ci franc CFA sakkan na lool 150 milliards ci wàllum euro lañ ci xalaat ni daañu ko def ñoom Union européenne lëkkaloo Union africaine ci wàllu guddi mel fan ko bëgg a def nag bokk na ci wàllum industrialisation maanaam liggéeyukaay yi waaye itam lu jëm ci lépp lu tax ba am koom mën a becceeku loolee nekk na lu nu waxtaaneem waaye itam xeex mbirum émigration wu tegul ci yoon muy barsaq di tax ay ndaw yu bari yegg barsaq waaye itam lu jëm ci mbirum rek ay ci wàllum santé lu mu ñàkk la am na sax benn projet bu am solo boo xam te ne bi juróom benn réew Sénégal bokk na ca defar li nga xam ne ñàkk xeex Covid moo ko tax a jóg loolu bokk na ci li ñu xaatim na gën a démb yeneen fànn yoo xam incha allah dañu ko toppaat ak rédaction bu ITV. beneen pàcc la ñuy songum muy article la semaine moo di Mamadou Dieng tey mag ñuy xoolalim quotidien bi nga xam moo di l'info dafa becc lu am solo jëm ci njàngat soldat yi nga xam ne la jàppoon ci MFDC defoon lu di mel ci daanu Casamance bàyyi nañ leen waaye article bi xóot gu mu xóot foo ko tax a jéggi na ko fa fàcce gi ak nañu ko tojëm dañuy ànd ak moom ndax ma nga seeti woon naataangoom bi nga xam moo di Mbaye Thiandoum reportage. rebelle yu MFDC teg ay jàmbaaru Sénégal loxo gannaaw ab jàppante diggante 5e détachement économique ba nekk ci mission ca Gambie ak ay ndaw yu Salif Sadio mu di jàppante yoo xam ne ñeenti militaire ñàkk nañu ci seen bakkan taskatu xabaar bi di Mbaye Thiandoum bu yéenekaay bii di l'info xaatim ci ab këyit gannaaw ba mu xalaatee ci jàppante woowee li mu gëm mooy Salif Sadio dafa mel ni kuy wure. bi affaire yi xewee l'armée dafa teel a préciser ne mbir yi d'abord xewewul biir Sénégal te niñ ko waxee ne ñoom militaires yi ñoo leen attaqué demeewul noonu ñoom ñoo attaqué militaires yi te buñ xoolee fee yi aussi mën nañ jox armée bi dëgg parce que déjà ak ameewul Sénégal bépp ameewul Sénégal te man gëm naa ne armée Sénégal bu jógoon pour attaquer Salif Sadio liñ leen def nii du demee noonu man sama gëm-gëm moom moo créé incident yi pour mën a judduwaat te li koy firndeel mooy ni mu utiliser médias yi après bi événement yi amee loolu mooy wone ne moom li am xëy na moom moo ko ut. Salif Sadio mel ni ku dekkiwaat ci jamono joo xam ne daanaka dañu ko fàtte woon teg loxo gi mu amal ci juróom-ñaari soldat bu ñu sukkandikoo ci taskatu xabaar bi li mu ci bëggoon am na ko te muy këru taskatu xabaar yi wax ci moom adduna bi yëpp xam ne mu ngi fi ba léegi. côté militaire lu tax ma ne ndam lu ndaw la xëy na sax ndam mënu du ndaw comme niñ ko waxee parce que rey na ñeenti nit jàpp ay nit de ci conditions yi yoo xam ne ñun ñëpp gis nañ ko yu rafetul donc boo gisee ma ne ndam lu ndaw xëy na am na jaamaarloo yu daan gën a métti bi
mais daanul woon siiwee nii wala daanu ñu ko yéegee woon nii donc ndaw la tamit parce que du armée Sénégal directement bon ñi nekk ak moom biir Sénégal mais dafa nekk ay militaire Sénégal yu nekk ci beneen réew ñu attaqué leen ci beneen réew donc c'est un peu différent bu fekkoon ne loolu biir Sénégal la xewee militaire yi biir Sénégal la ko def donc nag kii boobu nga xam ne peut-être bu nekkul woon médiatisation bi sax du grawee nii loolu tax mu médiatisation bi ñëw donc opposition boobu laa bëggoon def quoi fait bi ni mu toll ak niñ ko réyalee ci média yi. jàmbaar yi mu mujj leen teggi loxo gannaaw ay fan yi ñi def ci moom Salif Sadio waaye loolu dañu ko waxtaanee ndax moom rebelle bi ay conditions la tegoon ci taabal ji. liñ ci jot a xaatim mën nañ ci jàpp te li ci gën a bëri sax gëm naa ne côté Gambie lañ parce que moom en réalité loolu mooy objectif parce que xam nga Salif Sadio fu mu nekk moom bu jotee Sénégal rek Gambie lay dugg donc foofu la si base repli am yi nekk te gis nañ ne militaire Sénégal yooyu ñoom détachement bi ñu ñëw force bi ñu nekk foofu la nekk te frontière Gambie dañoo dem foofu pour aar nguuru Gambie mooy aar frontière u Gambie donc xam na ne bés bu naree jógati dugg foofu ñooñu dinañ ko tere loolu donc il cherche à tout prix à ce que ñooñu gën a sori fu mu nekk donc bañ a dugg ci ay mbiram donc moo tax ñu sortie yi mu def wax na ko ci donc nee na xamul lu tax ñoom ñuy dugg ci ay affaire am te ñëpp xam nañ ne dugguñu ci ay affaire am ndax ñu li xew yëpp biir Gambie la bu dugg amee kay moom moo dugg seen affaire donc gis nañ ko moom ci biir waxam sax exigence yooyu la defoon te gëm naa ne ci accords yi yooyu ci la bokk donc à ce que force bi nekk foofu ñu bañ a interférer ci digganteem ak Sénégal guerre ak Sénégal ak ni mu koy waxee également armée gambienne. jëfam ji moom Salif Sadio dana tax l'armée bi jubantiwaat taxawaayam jëm ci moom mi ci jàppante bi mu mel ni am na ci ndam waaye directeur de publication bu l'info gis ne mën na ci am gàcce ëllëg. autant moom mën na ko indil njëriñ autant tamit mën na ko indil ay parce que fuy tooñ na soldaaru Sénégal yi donc ñun ñëpp gis nañ ne attaqué nañ ne rey nañ ci jin donte sax ñooñu du armée sénégalaise dañ mais nekkuñu Sénégal ñu ngi Gambie mais ay militaire sénégalais lañ lu leen laal nga armée Sénégal te gëm naa ne loolu armée bi du ko seetaanee noonu lii tamit day woon armée bi ne kii kat xëy na ñu ngi doon yaakaar ne mënatul lii mais ndekkee ba léegi mën nañu lor donc li loolu dina tax armée bi gën a jóg ci moom gën koo waajal. Mbaye Thiandoum moom li mu gëm mooy Salif Sadio moo provoqué jàppante bi te jubluwu ci dara lu dul la fësaat ci këru taskatu xabaar yi kayitam bi mu fësal ko talaata. jaajëf Mouhamadou Dieng waaye itam jaajëf Mbaye Thiandoum ci rédaction bu quotidien l'info mi def gëstu bu ni mel sant leen itam gërëm leen ci ànd ba ñun ITV li mu tëj ci xabaaru maraxim ñu bàyyi nag programme bi mu wéy ba ci kanam dañu toll incha allah 0 heure jukki xabaar lay doon ba ci kanam jaa ngeen jëf